Diouf bu doon wax kase lemmal toog di xoole mel ni oustaz duñ ko déglu il a fallu que mu commencé di saaga nit ñi commencé di intéressé wu ci lan lay wax ba ñeneen ñi au delà de saaga bi di déglu li nga xamante ne moom mooy discours bi. ok Omar Faye. bon franchement déglu naa bu baax parce que Assane tey xam nga dafa metti ci Sénégal nga nekk à l'extérieur ñu taxé la de djihadiste sa propre pays yow fi nga juddoo nga xam ne ñoo war a assurer sa sécurité fa nga nekk ñoo la fa war a taxaw pour nga nekk dans de bonnes conditions liggéey am indi sa réew ñu taxé la de djihadiste parce que ce mot djihadisme là mooy indi kii Sénégal Assane il a vécu 2 cultures dafa juddoo fii góorgóorlu fi ba yàlla may ko mu dem extérieur mu am culture bi mu jàngee fii éducation dem fële aussi nàmp fi beneen éducation boo ma ci ni ne kooku da ko acquérir mu boole ko nag di dund mu gis ne moom war na mën a taxaw di joxe sa position ci réew mi ci anam bi mu ko bëggee soo moom fa mu nekk muy États-Unis parce que États-Unis am na loo ma ci mën nga ko fa wax chef d'état wala wax ko fa te kenn du la def dara lu xamante ni c'est contraire par rapport ak Sénégal mais cela aussi ne veut pas dire que tu dois aller à l'extrême te ñun on est parti à l'extrême parce que tey Assane mii bu ñu ko defoon lu ñaaw biir États-Unis du état Sénégal ñoo fi jógee dem taxaw ko donc c'est en quelque sorte quelqu'un c'est une personne qui est en danger quelqu'un qui est en danger boobu et qui n'est pas assisté par son état te loolu rafetul saaga kenn waxul nit mu saaga ñëpp dañ ko bannir dem nañ ba ne il faut criminaliser même l'injure parce que ñun ñu bëri tey ñu ngi gis ñuy rey ay nit wala di jam ay nit parce que dañ leen saaga ndey kooku ñëpp gis nañ ko mais li mu dund la ne nit ku ne fa ngay amee di dundal sa njaboot buñ la fa jëlee que la fa jëlee noo mën a def pour détruire que tu es prêt à le faire et c'est ce qui est arrivé à Assane te dafa dem ba dans cette situation là est devenu un événement traumatisant chez lui parce que neexul aussi si àdduna lu dëgg te ñun nag réew mi nañ ko wax luñ ci waxul Ablaye Wade amul góor gi dee na suul nañ ko saaga bi gën a ñaaw def nañ ko Ablaye Wade lu ne taxe nañ ko non seulement ici il y a une délégation composée de Idriss Seck de Alioune Tine de Gadio qui ont quitté ici pour aller aux États-Unis dem ba Nations Unies ne Ablaye Wade day naax dafa amee prostate il doit plus diriger les États-Unis ont été obligés de dépêcher un sénateur mu ñëw fekk ko fii au palais pour waxoon ne ko nga génn ci réew parce que mu too ko jox loolu c'était beaucoup plus grave. Où est Ablaye Wade aujourd'hui? Il n'est pas là. yàlla yokk ay fanam mais wér-gu-yaram il n'est pas là. réew tolluwaay la da ngay am esprit de dépassement mais mënoo yor réew bu nit waxee rek wala bu nit jëf jaree rek nga bëgg ko ñëw léegi ne danga koy faj loolu baaxul te sa ñoom dañu bëri façon bu ñuy fajee. tey taxe nañ Assane Diouf le djihadiste. vous l'avez vécu avec Sen TV vous n'avez plus Joni vous n'avez plus rien lépp lu buggaan yoroon coupé nañ ko pour que financièrement mu bañ a dundati bu subaa tey bu doon professeur bu waxee benn wax boo deful nànk mën nañu ngi seet wala trouver ay pexe sax pour seet ci ni ñu ko yóbbu kii dugg pour affecter ko foofu waaw léegi réew noonu lañ ko mën a diriger dans ces conditions là yooyu nag boo ko defee nit tu es obligé d'être agressif mais en tout cas li ma mën a wax mooy Assane actuellement am nga benn position ci réew mi boo ma ci nii ne bu ko xeeb parce que ñun du ñu waxantu sénégalais ñu ngi lay déglu am na cër buñ la jox te léegi nag toll nga tolluwaay boo ma ci nii ne dans tes combats
il faut écarter le mot injure. Et maintenant mener un combat boo xamante ni vraiment les Sénégalais vont adhérer à ça. C'est important. Alors xam naa il faut que ñu wax également ci sa wàllum bi nga nekkee prison naka nga ko dundee sa incarcération nan nga ko dundee sa entourage yi fa nekkoon yooyu yëpp parce que amaana yaa ngi wax na nekk soo siy wax amaana sa xol dafay tooy lan nga fa dundee exactement. waaw nee na xam nga prison moom dund gi neexul parce que li tax dund bi neexul Assane Diouf comme ni ko Omar waxee lu mu bon daa ngeen toog seen plateau bi di fàttali ko Assane Diouf xam nga di wax tamit injustice bi nga xamante ni moo tege ci kaw Assane Diouf. xam nga tax nañu ma gën a sawar ci xeex su bu fekkee ne da nga nekk prison say mbokk abandonné la xam nga kenn du la seet si amuloo bool bu lay fekk si amuloo benn xarit bu yëkkati benn 1000 francs yónnee la ko war a dara kooku xam nga bokkatoo ci àdduna bi mais Assane lu mu bon xam nga maa ngi remercier xam nga colonel Bokandé nga xam ne suma génération la sama xarit la bi ma ñëwee ci prison ba rek daf ne lépp lu war ci Assane def leen ko bon maa ngi koy remercier di remercier tamit administration pénitentiaire ñi nga xamante ni respect bi sénégalais yi di yóotu lépp ci Assane nga xam ne xooluñu saaga yi ñoom dañu xool ñoom leen naqari te ñu xam ne moom la Assane di wax. xam nga ñoom ñëpp jox nañ ma cër boo xamante ni man sama bopp mujj gi am na yoo xam ne sax nanguwuma di ko kaas parce que moo ko kaasee damay tax ñeneen ñi révolté. voilà léegi li may ñaan daal nga xamante ni mooy li ëpp importance sénégalais yi nañu gën a yeewu te yeewu dafa jot fi mu toll nii ci heure bi la ñu nekk xam nga dañu ne corona ñu ne l'heure est grave mais suñu problème ñun sénégalais yi moo gën a grave liñ ñuy jéem a conditionné nii comprendre xam nga te bu ñu demee ba egg ci maanaam jëf yi nga xamante ni moom mooy tege suñu kaw ñun ñi nga xamante ni dañoo am liberté kon ñi nekk ci prison bi soxlawul ñu leen di waxaale parce que bu fekkee ne yow lekk bi ngay lekk rek da nga koy lekk par force xam nga bi may jógee fii di dem prison lan moo ma yóbbu prison ndox laa doon kaas de yaa nekk naa liberté 6 ñaata 7 mois robinet du fa ubbi ne barki yonent yàlla Mohamed ñu ngi may dégg. dëgg la. liberté 6 fii camp pénal 7 mois citronnette moo ñuy jox ndox man 7 mois du laalu ma ndoxu robinet du ma ko laal. ba pare ñi ma mën a dimbali xam nga wutal leen ndox bu baax dañ koy parce que ndox mi boo ko jëlee buñ ko rootee ci bidon yi boo ko tegee boo yeewoo da ngay gis taatu ndox bi dafay mel ne genre chocolat. ci biir prison bi. waaw ci biir prison bi. boo demee léegi am na ñoo xamante ni bëgg nañu jàpp wala bëgg nañu sangu wala bëgg nañu fóot mais amuñu ndox. kon condition de vie yi dafa extrême dafa difficile. si je comprends bien yaa ngi wax tout à l'heure ne que am na ñoo xamante ne ndeysaan ñu ngi fa peut-être amuñu mbokk seen ay mbokk délaissé nañ leen bàyyi nañ leen ñooñu tamit naka la ñuy dundee loolu yëpp. tey am na lu gën a garaaw loolu. parce que bu fekkee ne bërki Dembo Ndiaye dañ fi jàpp ay jeunes sénégalais accuser leen drogue ci port bi. oto yi nga xamante ni moo soloon drogue beeg yëpp ñi ko moom ak ñi moom drogue ba yëpp dañoo génne 300 millions de francs ñu may leen liberté provisoire ba pare ñu génn Sénégal tooguñu Sénégal léegi doomu Sénégal ku mel ne Ibrahima Thiam Toubé dëkk Wakaam yor business boo xamante ni presque mi ngi employé presque lu mat 25 jeunes di dimbali ay sénégalais dégg nañ jaraaf ak ñëpp di ci wax. xam nga te man du kenn du ma ko wax parce que man ak moom ñoo nekk ci prison ba. xam nga ñun am nañu loo xamante ni def nañ ko lu bëgguñu sax di ko wax mais lu nit ñi doon lekk ci biti Ibrahima Thiam da koy jënd day order day yónnee ay pizza ak lépp la ñuy yónnee xam nga am na ñoo xam ne amuñu loolu. léegi Ibrahima Thiam bu génnee foofu am na ñeneen ñu fa nekk am na benn xale boo xamante ni 18 ans la wàcc Sénégal fii ñu accusé ko terrorisme ne da doon dem Syrie xam nga 15 ans xam nga ñenn ñi ñu tëj leen ko xale bi ma lay wax ni ñi ngi ko téye ci prison presque 5 ans. xam nga mi ngi tudd Mamadou Diaw 5 ans nga téye ko xale bu am 18 ans nga mënoon ko jël teg ko fenn xamal ko àdduna parce que biñ koy jàpp xale la léegi kooku bu génnee mën na révolter def loo xamante ni état bu Sénégal sax du ko àttan man maa mujjoon man parce que man dañ ma joxoon sama néegu bopp man maa mujj wax directeur bi ne ko indi ko sama néeg may waxtaan ak moom xam nga après man maa koy xam nga génne ci affaire yu bari mais révolté boo xamante ni garde yi sax pour ñu wax ak moom problème la mais avant mu fay jógee dal na
xam nga ba mën a jokkoo ak nit ñi parce que déggul olof xam nga ñu dugal la ci biir groupe boo xamante ni yow déggoo li ñuy wax xam nga ñoom dañuy toog di wax ku nekk di wax ngay gestu di xool xam nga loolu rek erreur la. na instant bi sax ça se voit ci say bët sa xol mu ngi commencé tooy yàlla Muhammad mais est-ce que ça t'arrivé tey wala biir prison lan moo la doon